que jàng leçon ñu bindal la ko nii nga jàng nii est-ce que loo mémoriser waaw wala déet est-ce que leçon bu ñu la bindalee nii est-ce que boo jàngee di nga mémoriser mais mën ngaa mémoriser léegi lan moo wutale loolu ak jeu de la carte maanaam lan mooy différence bi pratique bi mooy bii dafa am jeu bii dafa am aspect ludique jeu lan mooy différence bi ñaar yooyu ban moo gën a gaaw ban moo gën a gaaw ah day permettre am nga capter nga retenir day faciliter le fait de capter c'est précis daa am précision ci rapidité lan moo gën a gaaw entre ñu bind la leçon ngay jàng nga jeu yi ban moo gën a gaaw jeu bi gën a gaaw donc moo gën a rapide mémoriser moo gën a facile lan tam moo dana permettre nga économiser temps voilà di nga naroon perte fii nga mën a économiser temps bi nga consacré ko ci leneen lañ tamit est-ce que fi nga toog rek ngay toog nga joué ko wala dina permettre nga déplacé wu est-ce que da ngay gëmm man mën naa gëmm di mémoriser est-ce que da ngay gëmm dina permettre nga ngay xool li ngay def dina capter donc sa attention donc est-ce que outil bu baax la lu ngeen ko gisee outil bu baax la wala voilà est-ce que mën nañu ko utiliser ci domaine yu bëri comme lan est-ce que école rek lañ ko mën a utiliser fan voilà est-ce que aaju na nit ki jàng école wala mu bañ a jàng école pour mu mën a jouer jeu bi voilà mën nañu ko utiliser si lan benn exemple si lan mën nañu ko utiliser si lan ci wàllum sport day permettre xale bi à ce que mu xam fi mu jugee ak fi mu jëm. voilà démb fii laa nekkoon suba fii laa bëgg def d'accord dina xam fu mu jógee ak fu mu jëm ok ci ban fànn tamit ah ici est-ce que mën nañu utiliser jeu bi ci art exemple benn exemple mel ñu xalaat dañu mel ni progrès si ñu bëgg parce que dafay doy idée parce que le fait que nga bëgg benn affaire psychologiquement est-ce que xel yi idée soo gisul rek automatiquement dañ ciy xëy parce que sax dina bëri mooy sañ parce que avec le temps bi dina déplacé loolu nga jouer nga xaar am conjugué enseignants yu bëri am nañu problème pour xale yi mën a capter conjugué waaye ak méthode bi bu leen liggéeyante sax xale bi ñu jàng école jël leen tey verbe avoir ba ngeen jël verbe être gannaaw suba ngeen jël passé simple gannaaw suba ngeen jël futur simple ngeen xool boo ko deful sax moo leen ne yaay kañ ñu joué xale yi tàmm joué nga xam te ni dafa am aspect bi am futur am agréable en même temps dinañ xool dinañ jàng en même temps enseignant moom day complété am donc bi benn la tamit ci outil yi comme alpha problème bi comme CVA bi comme ban comme brainstorming comme ban comme les dictées mobiles comme CVA bi donc dinañ gisaat yeneen comment génn ñu ne as nga as dem ci papier ah boo ko dugalee ci CV du jàll ah Babacar mu ne Mbaye donc ma leen di ñaan rek tey ngeen jàppale ngeen bind seen tur dëgg mu leer quoi parce que dañ ko war a defar léegi parce que tout à l'heure dañuy war a demee attestation yi dañuy bañ après ñu dem ba kii fekk tur biñ ci def su mu dugalee sa CV bis boo ko waree jëfandikoo sa extrait de naissance wala sa bulletin de naissance tur bi ciy nekk conforme ak attestation bi nga xam ne moom la ñu délivré te dañu la ñuy faux utilisateur te loolu c'est interdit par la loi loolu la ñuy koy wax mais quand même c'est une formation que vous avez effectuée donc am ngeen sañ-sañ bénéficier wu ah moo tax feuille de présence baa ngi nii plaisir donc loolu moo ko man du ma ko def j'ai la chance ñu joxe avec l'APEXI on a offert cette formation
de leadership, de tout ce que vous voulez l'appeler. Le début de la formation, on avait fait ce qui est crainte, espoir. Est-ce que vous vous rappelez des craintes et des espoirs? Voilà. Palais. Non, non, kay fii de. Yow dama ne patron bi mu dugg. Léegi waxal. Laay ni. Ñëpp gis nañ ko la. Aywa. Voilà. Allez-y, allez-y. Est-ce que comprendre le mot? C'est-à-dire en tant qu'animatrice ou encadreur, évitez d'être là et de laisser dos aux gens. Vous restez là, vous balayez. Puisque maintenant, je me promets, mais attends, je reviens, je balaye pour voir si réellement je contrôle. Je contrôle ma classe. Je contrôle mon équipe. Waaw dafa amoon benn bés ma war a defar fruits et légumes defar céréales au lieu kon ma jël bisaab bi xooj ka araw bi laa jël xooj doy na te xam nga bu ma xoojee bisaab bi 3 heures de temps la war a doon waa léegi ma jël bisaab bi ma war a xooj ma jël def ko sa leket ba pour araw yi ka jël araw bi def ko si xooj si ndox bi xooj ba heure bi jot ba ma war a tremper ma ñëw yékki rek li ñu naan boo teeyulee dama yékki nii rek affaire bi këpp si sama kaw di ma wax ne ma bisaab nga ma waroon a xooj waaye araw nga beneen doo yaa asalaamaaleykum benn jigéen la woon mu nekk ci këram jëkkëram mu war a am ay gan mu dem mu def ay achat jënd yàpp jënd salade jënd li ciy ànd mu war a togg nag gan yi ay ganu tubaab la ñu war a ñëw reer si mu daal di jël kii bi yàpp bi def ko ci ndox mi baxal ko togg ko daal def ci lu mu ciy def salade bi mu raxas ko mu sóob ko ci biir yàpp mu togg ko ba mu ñor mu sotti ko ci bool bi dëpp ci plat yi teg ci koog yi mu lal nappam teg léppam léegi mu ne jëkkër ji affaire bi pare la reer bi terminé na woowal sa gan yi ñu reer tubaab bi nag ñëw ba fekk koog yi après ñu tijji gis kii bi nag désolé séeréer la kay waaw waaw yaa ngi yónni gën a marché boo bi génne rek for benn duux naka protection bi la commencé jur ko affaire bi neex mu romb marché wala jubal fekk commissaire bi toog mu ñëw rek sama yaay ne nga jaay ko Dakar commissaire bi ne ko wax mais yow du fu lu ma wala dóor ko may nangu dunq bi na ko waay soor waay commissaire bi ne xam naa gis dunq yu rafet rek mën a xaaral moom mu essayé moom mu ne ko fa fii rek commencé dégg sax rek booy boo demee saa Dakar jël tax mbokk yi ñu ngi dellu di leen nuyu yéen sunu ay téléspectateurs ak sunu ay téléspectatrices di rafetlu saa su ne teewlu bi ngeen di teewlu seen télévision Yoff Mbollo TV ñu nit di am contentement saa su ne di jàkkaarloo ak yéen di leen jox lépp li nga xamante ne rek moom ngeen soxla maanaam lépp li xew rek ci biir Yoff loolu waral tey ñu ñëwaat fi nga xamante ne moom mooy kër APEXI ñëw teewee fi nag benn séance de formation boo xamante ne mi ngi jëm ci wàllu entrepreneuriat ak wàllu leadership loolee nag ñi ko amal du ñenn ñu dul rek waa centre sportif Fayda waaye ànd ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa APEXI
ànd ci tamit ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mairie bu Yoff lépp rek jëm ci éducation à la citoyenneté économique maanaam tàggat nit ñi ba nga xamante ne dinañ mën a demal seen bopp maanaam doon ay leader ci wàllu entrepreneuriat wàllu leadership demal seen bopp daal ci fànn bu nekk ndax boo leen xool ñi nga xamante ne bokk nañ ci formation bi laal na volet yu bëree bëri ku ci nekk rek ci domaine bi nga nekk loolu nag ñu bëgg leen ci tàggat ci lu jëm ci wàllu social ba ci wàllu financière maanaam seen économie wàllu environnement naka lañ ko war a mën a gérer seen bopp ba ëllëg duñ ci am benn jafe-jafe loolu waral ñu teew fii tey sax moom mooy ñetteelu bés bi nga xamante ne moom mooy 3e jour formation bi instant bi nag ñu ngi toog ak kenn ci ki nga xamante ne moom mooy initiateur yi nekk rek ci centre sportif Fayda waaye dama koy bàyyi rek moom mu nuyoog askan bi présenté wu wax ñu moom mooy kan. Merci beaucoup man Gérard Sambou laa tudd Gérard Sambou man maay directeur centre sportif Fayda centre sportif Fayda dafa am benn programme sur éducation sociale financière environnementale programme boobu Aflatun la tudd Aflatun Inde la créé mais secrétariat bi mu ngi Amsterdam Sénégal programme bi mu ngi fii et centre sportif Fayda mooy le représentant de Aflatun ci Sénégal Aflatun mooy arabe ci arabe Aflatun philosophe Platon en arabe philosophe Platon en arabe mooy Aflatun mais tur bi dafa jógee ci Inde xam nga en certain moment xale yi ci biir Inde dañoo amoon problème ak pauvres yi ak riches yi léegi universitaires yi pour def ñu def éducation sociale ñoom ñoo créé programme boo xam ne day booloo ñëpp ku riche ak ku pauvre léegi gis nañu ci éducation sociale bu ñu doon def laaj nañu dugale ci éducation financière léegi ci éducation financière bi dañu gis que xale yi ñuy tambabalu ci dëkk bi dañoo am xaalis mais duñu xam lu ñuy def te ñoom dañuy am problème duñ ko mun résoudre ñu ne il faut ñu organiser xale yi ndax xale yi xam nu ñuy économiser lépp lu ñu am pour pouvoir régler seen ëllëg donc concept bi foofu la jógee mais benn femme boo xam ne moom moo nekk responsable bi bu mu demee Amsterdam la gis que Amsterdam tamit même chose reproduit na foofu parce que foofu xale yi dafa am problème social mu ne mais autant ñu def foofu structure bi donc secrétariat bi moom moo nekk Amsterdam alors fii programme Aflatun bi curriculum buy renforcer capacité yi mooy nu ñuy def xale bi mën na jàng par la pratique xam nga ñun dañoo jàng par le cours magistral mooy maître bi mooy nekk fii moo lay wax recopier defal lii élèves yi du am baat élèves yi day ñëw rek exécuter vision maître bi mais ñun ñu ne à travers fo bi à travers agriculture à travers menuiserie à travers outils yooyu buñ ko utiliser xale yi bu ñuy jàng lire ñu jàng bind ñu jàng calculer ci menuiserie ci outils yooyu menuiserie sport agriculture ñu ne xale boobu day jàng métier et bu demee ba terminal am na déjà entreprise am donc méthode boobu la ñuy jàngale joxe outil maître bi pour que maître bi buy jàngale mu jàngale que xale bi mu entreprendre ci pratique donc bu nekkee ci pratique bi mu ngi jàng lire calcul mu ngi jàng métier voilà donc loolu la ñu nekkee. muy lu am solo muy ni nga ko waxee rek entreprendre yaakaar naa ni da nga ko war a tàmbale ni nga ko waxee ci xale bu muy doon tout tànk waroo xaar ba mu mag xam naa moo indi jafe-jafe yu bëri da ngay bàyyi comme nit ñi souvent dem nañ ba am bac am seeni licence master toog di taxawaalu gisuñu lii amuñu lii ñi ngi xaar état yaakaar naa ni bu doon dañ leen jàngal ñu entreprendre ci ba ñuy xale du ñu am problème boobu kon yaakaar naa ni doon na initiative bu am solo léegi li ma lay laaj rek mooy nee nga am na ci yeneen dëkk yoo leen ko def mais fii Sénégal bi mooy première session bi ak lan moo tax ngeen choisir fii nga xamante ne moom mooy Yoff APEXI ndax fi ngeen ko dooree wala. non parce que programme tey bu ñu indi fii dafa am benn concept parce que ñun centre sportif Fayda
ci vacances yi dañuy utiliser plage yi dañuy dem ci plage yi parce que ñun boo gisee suñu logo bi sax volleyball la dañuy def beach volley mais beach volley mooy balaa ñuy commencer jouer dañuy nettoyer ñu ranger lépp après ñu ñëw jouer ñu informer gars yi que fii salte na mais dañ koy nettoyer teg ci terrain volleyball football après ñuy def suñu activité mooy volleyball léegi Kirène moo ñu accompagner depuis ay années alors Kirène ren dafa jënd ay jeux yoo xam ne jeux innovants jeux yoo xam ne amu fii mais balaa ñuy def jeu boobu mooy ñaar jour la ñu ngi dem ci 7 8 mooy jour action bi mais balaa jour action bi dañuy def formation benn formation bu ñuy joxee askan Yoff pour mu bénéficier wu ci formation boobu pour am entrepreneur après jour d'action bi samedi dimanche ñu dem fo donc loolu moo tax ñu ñëw fi donc balaa ñu ñëw fi dem nañu Parcelles Sacré-Cœur def nañu programme IFAN Obélisque def nañu programme lu bëri balaa ñu ñëw fii donc am na yeneen endroit yoo xam ne dañoo dem mais ti ñu ngi continuer si lu ñu def suñu activités yi waaw. léegi ni nga ko waxee rek yéen ci loolu seen objectif mooy jàngal xale yi ñu entreprendre maanaam doon ay leader ëllëg waaye ci loolu gis nañu formation bi mooy 3e jour yi nga ci def mel na ni yaa ngi jàngale ay leçons mais ay cours théorie yoo mel na ni amaale na pratique parce que boo xoolee déglu bu baax di nga xam ne mel na ni sax ñi ngi pratiquer donc ci loolu yow attente bi nga xamante ne moom nga am ci sa ñi ngay former lan ngay xaar ci ñoom. alors man boo gisee. Groupe bu nekk fii am nañu ay président ASC am nañu ay entraîneur sport mooy football am nañu bajjan gox am nañu responsable APEX yi ñu ngi fii responsable mairie yi ñu ngi fii donc am na couche yoo xam am na enseignants yi ñu ngi fii donc couche yu bëri ñu ngi fii si suñu concept bi mu ne apprenant bi donc xale bi wala kuy jàng war na jàng pratique boo gisee fii pratiquement ñun ñoo leen wax ngeen def man maay responsable bi mais facilitateur la bu ñu thème bu nekk bu ñu def ñoom ñooy appliquer ñoom ñooy gis ak méthodologie lii la ñu war a def donc si pratique bi la ñuy jàng outils yi nu may defee tey bu ma amee thème pour paludisme man bajjan gox laa maa ngi dem sama quartier pour def sensibilisation sur paludisme dañoo jàngal ay outils boo xam ne par exemple CVA mooy mooy loo xam ci paludisme bu ma demee ci gox ma am groupe boo xam loo xam ci paludisme loo bëgg a xam après man ma wax lu ma xam ci paludisme après loo jàng ci paludisme donc outil boobu déjà CVA la tudd moom la ñuy jàng am nañu beneen outil mooy arbre à problème xam nga arbre boo ko gisee garab gi pour lekk fruit la fruit mooy par exemple garab mango bi mais arbre bi ñun dañ koy indi fii pour def ay problème mooy arbre à problème cause yi mooy lu waral cause bi dañuy def ci suuf conséquence ci kaw donc outil yoo xam ne moom bajjan gox bi bu demee ci quartier bi ak lu mu bugg def ci sensibilité bu mu bugg def am na loo xam ne outil boo xam ne mën na ci def participer au nit yi donc voilà loolu daal mooy suñu intérêt alors war nañu ñi à la fin de la formation dinañu am ay attestation mais xam nañ ci terrain bi lu bëri mën nañ changer si lu ñuy def non dañuy yokkal rek parce que xam nañu dara mais lu ñu dañ leen di yokkal rek si lu ñu def ñu gën a améliorer seen liggéey waaw. te am nga yaakaar ne bu ñu fi jógee tamit donte ni nga ko waxee am na lu ñu xam déjà mais bu ñu fi jógee ci wàllu entrepreneuriat ak leadership comme ci la ñu ne am ngeen yaakaar ne dinañ mën a demal seen bopp te duñu xaar kenn ci lépp nag. waaw loolu moom wóor na parce que xam nga concept mooy 5 éléments de base premier élément de base mooy compréhension personnelle ak exploration mooy gëm sa bopp mën sa bopp da ngay gëm que yow yaay meilleur maa ngi Yoff man amul ñaar man maay meilleur bi man maay leader bi Yoff donc il faut que ma gëm que man maay meilleur. Deuxième élément de base dañuy jàng ñu connaître sa droit ak sa responsabilité mooy am naa droit lekk am naa responsabilité bañ a gaspiller am naa droit dem école mais am naa responsabilité jàng bu baax. Troisième élément dañuy jàng nu ñuy économiser ak nu ñuy dépenser donc tey boo ma joxee 1000 francs nga ne demal jël petit déjeuner mais man bu ma génnee
Café Touba Pinton doy na léegi bu ma dépensé 500 mais yeneen 500 yi war na ma servir feneen loolu bu ma ko utiliser mooy dama def loo xam ne envie la parce que loolu 500 yooyu dañ ma ko jox pour ndekki mais man loolu suba mais mun na ma jëriñ paas pour dem école wala pour génn kër loolu dañ leen jàngal dañ leen di jàngal tamit nu ñuy planifier ak nu ñuy budgétiser suba war naa dem wala am bac maa ngi terminal mais nu ma planifier sama année bi nu ma koy budgétiser pour am bac bi après ñu jàngal leen nu ñuy entreprendre entreprise sociale mooy lan mooy mu am impact sama kër impact sama gox impact sama village impact sama région impact sama pays mu am portée ci communauté bi entreprise financière mooy lan mooy dama bëgg am 1000 francs mais xam naa lu may amee 1000 francs soit da nga may jox ma garder soit damay ramasser plastique bi parce que xam nga plastique bi léegi dañ koy génn ma ramasser am entreprise environnementale mooy fu nekk mooy sama gox c'est pas parce que dañoo sandi du ma ramasser c'est pas parce que jëmbat ñu que du ma jëmbat donc loolu lañ leen di jàngal ci session 3 jours yi waaw. muy lu am solo léegi beneen laaj bi ma la bëgg a laaj rek mooy comme yéen da ngeen koy def ci zone yu bëri fii ci Sénégal donc ñi nga xamante ne ñoom ñooy bénéficiaires yi naka la ñuy def ba bokk ci yéen a leen di choisir wala da ngeen di dem am ñu leen ne ñii ak ñii la ou bien nan lay demee ñi ci bokk. ñi pour entreprendre bi non bokk ñu bokk déjà wala ñeneen ñi déjà bokk nañu ñu ngi pour bokk. donc ñun xam nga ñun fii suñu partenaire mooy APEX ak mairie bi ñoom waxuñu leen dara dañ leen wax ñun am na benn formation bu ñu leen di offrir donc ñoom ñooy proposé ñoom ñoo proposé bajang gox yi ñoom proposé ñoo xam ne ñu am solo ci seen gox pour que Yoff muy évoluer donc ñooñu la ñu foog ne bu ñu ñëwee fii dinañ dimbale ci seen liggéey bi donc ñoom ñooy choisir. d'accord kon leer na yéen seen ay partenaires ñoom ngeen di wax ñoom ñu defaral leen proposition ñii ak ñii la bu ko defee ngeen former leen muy lu am solo ni ngeen ko déggee mu ne kenn ci initiateur séance de formation bi nga xamante ne ci lañ nekk nii ci wàllu entrepreneuriat ak leadership xam naa ni li ma la bëgg a laaj moom mooy dernière question bi sax dañoo gis yow centre sportif Fayda loolu dañuy yëngatu ci wàllu tàggat yaram donc ñi yëngu ci wàllu tàggat yaram dama yaakaaroon ne ci terrain beeg yooyu rek lañ jëm mais naka la ñu def ba di initier lu mel nii di jàngale wàllu entrepreneurial leadership. alors xam nga man international ancien international volleyball la te volleyball la bëgg te dama gëm que ci volleyball bi mën naa jàng naa lire jàng naa écrire jàng naa bind jàng naa calculer ak volleyball. donc outils comme football volleyball lutte agriculture ñoo bokk parce que métier la parce que outil la donc outil de travail la yàlla daf may jox à travers lu may pratiquer laay def lépp lu ma bëgg damay def nii dama jógee Kédougou laa jógee nii pour former inspecteur Kédougou sur la santé ci éducation sociale et financière environnementale mooy un curriculum mooy renforcer capacité de curriculum de l'éducation de base donc dama former inspecteurs yi ak directeur d'école dama former tamit ñu nekk Fatick ak Kaffrine sur la santé de la reproduction parce que lii leadership la. li ma bëgg a xam kay mooy naka nga jógee ci sport bi jëm ci wàllu formation wàllu entrepreneuriat ak leadership. mais ci sport bi lépp moo nekk ci biir laa wax mais sportif modèle de la vie la donc un sportif boo traduire sport modèle la dans la vie parce que boo def sport yaa ngi baal yaa ngi def paix yaa ngi def entreprise yaa ngi économiser parce que doo daw yaa ngi jàng donc loolu lépp dama bëgg a wax def sport mooy apprendre à la vie donc yow tey peut-être journalisme ngay def mais journalisme apprendre à la vie parce que yaa ngi jàng yaa ngi lire yaa ngi bind yaa ngi calculer agriculteur bi wala jardinier bi buy def jardin day jàng lire écrire mu calculer mais apprendre à la vie la donc lépp lu ñuy def outil la si lu ñu bëgg outil la
si lu ñu bëgg def donc ku ñu wax dafa nul amul ñëpp yàlla mel na la don léegi man maa ngi dem école ñu ne damay daw jàng man damay daw jàng mais football laa bëgg mais dugal leen def leen football bi lépp boo defee lépp si sa école bi football kookuy daw jàng dina ñëw te dina jàng lépp mu jàng correctement donc système boobu la ñu bëgg ñu koy adapté xale bi lu mu bëgg lépp nga bëgg def à partir lu mu bëgg lépp nga mën def et lépp nga mën a am voilà. macha allah ni nga ko déggee muy la am solo di wane ni rek kon ne nit ki daal ci domaine boo mënti nekk ak volet bu mu mënti doon muy lépp daal mën nga ci entreprendre mën nga ci def leadership mën nga ko ci jàng mën nga ko ci jàngale kon daal nañ dégg message boobu noonu yaakaar naa ne am na solo ma bàyyi ko rek mu nga wax sa dernier mot lan ngay lancé ak fàttaliwaat ñu tur bi rek. alors merci beaucoup en tout cas dama leen di remercier lii lu ma tey lañu informé que yéen ngi ñëw fii xam nga communication dafa am solo et yéen ngi def liggéey bu baax information bi dafa am solo parce que lépp lu am ci gox gi ngeen di koy partagé ñu bëri dañuy yeewu tamit dañuy nekk voilà si village bi am na ñoo xam ne ñu ngi formé ñuy développer village bi te yéen koy def bu baax maa ngi leen di remercier maa ngi remercier waa APEXI parce que APEXI depuis 2000 ñu ngi ensemble xam naa ne ay partenaires lañu remercier tamit maire yi parce que xam nga maire bi mooy responsable bi administratif fii amul lu ñuy def fii te ñoom duñ ko yëg donc ñoom ñoo ñu jox autorisation bi ah donc vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant et xam naa ne damay jox rendez-vous lii mooy 3 jours formation yi samedi dimanche ñu ngi ci plage bi parce que am na ay jeux yoo xam ne yu ñuy partagé benn système boo xam ne moom la ñuy partagé ak Kirène donc voilà ñu ngi sant ñëpp ah merci beaucoup. Gérard Sambou nekk directeur du centre sportif Fayda. neen ko déggee rek mu nekkoon kàddu ki nga xamante ne moom mooy Gérard Sambou di directeur centre sportif Fayda donc ñëw rek bokk ci initiateur yi nga xamante ne moom mooy séance de formation bi ñu doon amal fii dégg ngeen nag li nga xamante ne moom la ci wax yëpp yaakaar naa ni bu ngeen ko déggee dina am jàngat boo leen ci def mu nekk nag lu am solo waaye xam naa du ñu yem ci moom rek dinañu daal di xool ki nga xam ne rek moom moo fi représenté mairie bi moom tam mu wax ci kàddoom ak ki nga xamante ne moom moo fi représenté waa APEXI waaye dinañu xool itam ñi nga xamante ne ñoom ñooy bénéficiaire bu formation bi ñoom tam ñu wax ñu rek naka la ñu dundee formation bi ak lan lañ ci jàngi rek ñu daal di xool naka ak nan rek daal moom moo ci nekk kon gars yi dañ leen di jox rek rendez-vous tout à l'heure rek daal di xool yeneen gars yi gis ngeen niñ leen ko waxee woon rek pare nañ ak ki nga xamante ne moom mooy ñu bokk daal ci initiateur bu séance formation bi donc ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom imam la fii ci gox bi ñu koy wax rek imam Issa Diène moom tamit nekk bénéficiaire maanaam bokk ci formation bi